mbokk yi safoo télévision Futur Média mbégte la ñuy am di leen jukki li nga xam ne nag moom moo di jotaayu xibaar yi di jégalu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di yéex door gi xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci ndaje wi nga xam ne nag syndicat yi ëmb jàngalekat yi ñu ko doon amal ni ki tey G7 mu mel ni nag ñoom ñooñee nag grève bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal boobaak léegi daañ ko wëyal ndax itam ñàkk juboo woo xamante ni dox na ci seen diggante gouvernement bu Sénégal gouvernement bi itam am na ci yenn yoo xamante ni daal na koy proposer lu ci mel ni indemnité d'enseignement ou contrôle ak itam encadrement loolee fas yéene ko na ko ñoŋal lu ni mel itam taxul ñoom ñooñee daal di rek tënkam lu daañu déglu ay kàddu ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo lu toll ci juróom-ñetti tonnes yoo xamante ni nag ay garab la yoo xamante ni baaxul ngir askan wi daal di koy jëfandikoo lu ni mel la rek brigade d'hygiène bu Tivaouane daal di teg yoxo naka noonu itam muy sàkku ci askan wi ñu gën a baral li nga xam ne moom moo di saytu wi képp koo xamante ni day def lu ni mel ñu daal di koy kalaame ngir rek ñoom ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di seen ak liggéey boobaak léegi biñ jugee ci jonganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite gox-goxaat yi xam ngeen ne lu ñeel wàllu toogu gi nag ñu ngi koy amal ci la jamono ci fépp ci réew bu Sénégal diwaan bu Linguère foofee jàpp leen ne ki nga xam ne nag moom lañ fa tabb ci la jamono moom Aly Ngouille Ndiaye la mu xamle mu di rek dina fësal bu baax a baax lépp lu ñeel wàllu parité ñeneen ñoo xamante ni itam daal nañ leen di teg ngir rek ñu jiite yenn ci ay gox bokk na ca jàmm gën Sicap Mbao ki nga xam ne itam moom moo fa toogu jamono yi wax na li nga xam ne nag moom la naal ca dëkk boobee président bu conseil départemental diwaan bu Bakel moom moomee itam la mu xam ne rek ne lay jëmmal dina bokk ci wàllu éducation ak itam lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média nañu junjee woon xibaar yi noonu la ñu koy dooree jàpp leen ne syndicat yi nga xam ne nag ñoom ñu ëmb ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ci subaak léegi ñu ngi doon rek waxtaan ci seen biir bañ ci noppee itam janoo nañu ak way taskatu xibaar yi yenn ci ay xibaar ñu mën a jàpp leen ne nag li nga xam ne moom moo di grève wi daañu ko wëyal niki altine ji itam daañu gën a làbbaliwaat la ko waral bokk na rek ci diggé yi nga xam ne moom la gouvernement bu Sénégal sekkoon ak ñoom ci la jamono France daal di xëddéem ba tax itam la ñu xam le mu di duñu ci bañ dara Amadou Diédhiou moom moo yoroon seen i ay kaddu ñu teewlu ko ci micro di sa Préra ak Modou Diop. te ñaari poño yi boo xoolee proposition gouvernement ak ñun lu ñu ko àndil comme contre proposition wuute goo xam ne kenn mënu ko xayma moo tax ñu jàpp ni lu ñu doon xaar ci nguur gi amuñu ko comme amuñu ko te loolu moo ñu yóbboon ci grève mënuñu aj ngànnaay mënuñu suspendre moo doon kon ñu jàpp ni tey ñu tollu tembe G7 maanaam 5 syndicats yi bokk G7 moo xam CELS UDEN CELS authentique SYENS ak SNELAS FC lancé waat nañu moo doon grève bu bees lundi dañuy dugaat école yi mais kenn du jàngale takk brassard rouge xoolee mardi bu demee ba 9h ñu bàyyi classe yi maanaam débrayage mardi mais mercredi ak jeudi ñu def ko grève totale ma boole ci it ni fas yéene nañu dem Diourbel Mbour ak Saint-Louis pour waxtaan ak sunu naataango yi nekk ci biir région yi. yenn ci yoo xamante ni nag gouvernement bi daal dina koy proposé ñoom ñooñee nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi bokk na ci gën a ñoŋal yenn ci ay indemnité bokk na ci indemnité wu enseignement contrôle ak itam encadrement ak itam yeneen yoo xamante ni daal dina koy fas yéene jëflante ak ñoom mu ñool ay proposition ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo moom moo yor kaddu gouvernement bi ñu teewlu ay kaddoom. waaw mooy proposition yi ñu wax maanaam juróom-ñett proposition yooyu donc day am conséquence 69 milliards maanaam si suñu budget pour les enseignants pour enseignants yi rek pour 69 milliards mais soo xoolee loolu comme ni ma ko waxee bu ñu defee proposition yi ñoon dañu xalaat ni si seen bopp war nañu mun am këyit bi nga xam ne ñu mun a étudier li ñu def comme élément de proposition su fekkee ne dal na seen xel enfin muy noonu su fekkee ne am na encore élément de revendication yi nga xam ne dañ ko war a def ñu xoolaat ko loolu tax ñu joxewaat encore rendez-vous
maanaam disons samedi prochain mais si diggante bi mardi déjà ñun dinañu pare liggéey si kayit boobu jox leen ko ñoom it am seen éléments yi ñu jox et puis samedi ñu dajawaat pour xool lan la ñu war a mën a def surtout pour définitivement donc ñu arrêter grève bi si diggante loolu ñëpp daal d'accord nañu ne que war nañu quand même war a mun lever mot d'ordre bi parce que wax dëgg yàlla effort gouvernement yaa ngi fi propos yi suñu si d'accord woon léegi tout de suite la ñuy signer accord pour 69 milliards mais xalaat nañu ne ko peut-être ñoom si seen i bopp il faut ñu rendre compte déjà si seen i bases yi et loolu aussi xel mun na ko nangu mais en tout cas lépp lu ñu ñaan daal parents d'élèves yi wax na ñun ñëpp ay parents d'élèves lañu baaxul quand même xale yi aussi ñu bàyyi leen si situation bu mel ni ñaan nañu leen effort boobu foog naa ne incha allah su si yàlla àndee dinañu def effort au moins pour suspendre grève bi le temps que ñuy continuer négociation yi. merci beaucoup. waaw enfin ñoom naturellement c'est des syndicalistes dañuy rendre compte seen base d'abord donc mënuñu tout de suite wax ngeen d'accord nañu. il faut ñu wax ñibbi wax ne gars yi kat lii la ñu def comme proposition mais si loolu aussi bon nañu xool nan la ñu mën defee sur cette base là. seeni base en tout cas de façon générale concertée dinañu xool ban suite la ñuy joxe ci loolu mais ñun en tout cas ñaan nañu ko c'est clair def nañu ay efforts 8 propositions 69 milliards wax nañu leen nag quand même que nañu lever affaire bi le temps ñu continuer waxtaan bi. mbokk yi jàppale ne ñu àddu ba tey ci lu ñeel langu njàngu mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal association Lëbëdd ay ndongo la ñu woon yoo xamante ni nag ñoo nga doon jàngee fa nga xam ne moom moo di ca lycée Blaise Diagne ñoom itam ñoom ñoo fa delluwaat ngir daal di joyanti bibliothèque yi nga xam ne moom moo fa nekk lañ ca jublu bokk na rek xirtal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yi lu ci mel ni lecture waaye itam daal di leen tax ñu mën a waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen i ay devoir ni ki tey jii ñu nga fa woon moom Penda Sy Touré moom mooy njiitu boobule association dañuy teewlooy kàddoom ci micro Modou Diop. ñu ko gisee woon ci état bi mu nekkoon ñu ne woon suñu membre yëpp ñu nekk Sénégal comme ñu nekk au niveau de la diaspora que war nañu regrouper waat bu baax suñu force yi ak moyens yi ñu am ñu jéem a defaraat bibliothèque bi ba mu gën a neex xool ba pare tamit mën a permettre xale yi fiy jàngee ñu nekk ci condition yu baax ci loolu ñu defar bibliothèque bi arrangé waat ko bu baax a baax ba ñu paree ñu daal di leen may ñaari ordinateur ak benn boîtier wu internet defal leen connexion wu atu abonnement pour ñu mën a dellusiwaat fonk seen jàng yi di ci def ay recherche documentaire di ci préparer seen exposé yi aussi tamit di ci préparer seen devoir yi. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar jàpp leen lu toll ci juróom-ñett ci ay tonnes yoo xamante ni nag ay produits impropres la maanaam loo xamante ni mu ne su ko jëfandikoo mu doon loo xamante ni nag teg nañ ko ay yoxo ci defkatu ñaawteef yi mu mel ni nag brigade d'hygiène bu Tivaouane ak itam chef régional d'hygiène diwaan bu Thiès ba ci sax préfet ba ñoom ñoo amal lu ni mel wala boog am nañ ci taxawaay bu yaatu woo xamante ni gis nañ lu ni mel ba rek daal di koy lakk ñu wutali fa nga xam ne lañ doon amalee mbir mi fekk fa Cheikh Anta Diop ak Selatier ci reportage. waa sous-brigade spéciale d'hygiène bu Tivaouane teg loxo nag lu toll ci juróom-ñetti tonnes di ay ñam yu baaxul chef brigade régionale bu Thiès ànd ceeg sous-préfet bu Tivaouane doon ko lakk nag fii ci décharge bi nekk ci Tivaouane. boo demee Thiès am na quantité bu am importance bu ñu génnee aussi si bërëb jaaykat mais tey ñoo ngi fii Tivaouane nga xam ne vraiment ñoom aussi am na lu am solo lu ñu def mooy fexe nañ ba génnee si bërëbu jaaykat yooyu juróom-ñetti tonnes produit yoo xam ne kenn war koo jëfandikoo te même bu ñu koy xayma si wàllum koppar dem na ba si fukki millions ak ñaar. agent service d'hygiène gëm nañu ne nag ñam yi nga xamante ne ñoom la ñu teg loxo askan wi ñoom ñoo ci naroon loru. service d'hygiène daf fi nekk pour aar askan bi parce que maanaam jëfandikoo produit yooyu. dafa am ñaari gàllankoor yu mu mën a andi benn mooy loo xam ne lu tar la loo xam ne dañ koy nemmeeku léegi mooy xeetu toxi infection yu mu mën a andi. mais loo xam ne duñ koy ràññee trop mooy ñu gën a dem ci jamono yi mun na am ay gàllankoor yu muy andil nit ki yoo xam ne mun na lal lu ñuy wax maladie cardiovasculaire et même yenn xeetu cancer. préfet bu Tivaouane di ko dëggal di ñaax nag askan wi ñuy moytu bu baax yenn ñam yi ñuy jënd. Tivaouane dafa yaatu macha allah
gis nañ fi ay luuma yu bari wala yenn sax gàmmu yeeg yenn ziar yi wala ay foire yu mag sax yoo xam ne bii dafay nekk te ñu bëri dañ ciy profité jóge feneen sax ñëw indi fi ay produits yoo xamante ne bii wax dëgg yàlla baaxul ci wér-gu-yaram askan wi. sargal ñi nga xam ne ñooy waa service d'hygiène ñu jàmbaare. ci produit yi nga xamante ne doon nañ ko lakk fii ci Tivaouane nemmeeku nañ lu ci bëri de ay garab yi ñu doon jaay ci mbedd mi la te ay garab yoo xamante ne dara baaxu ci te mën naa indi loraange. mbokki ñu àddu ci leneen mu ñeel làngug politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen nag bi ñu jugee ci njongante yi ñenn ci ay jiit yu bokk moomeel daal nañ leen di tabbaat wala bokk ñu tabbaat kenn koo xamante ni bokk na ci koo xamante ni dañu ko tabbaat diwaan bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye lay wuyoo moom moomee nag la mu bëgg mu di lépp lu ñeel wàllu parité ñu daal di koy jëmmal bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di conseil municipaux yi xam ngeen ne parité di yemale diggante góor ak jigéen leneen itam loo xamante ni naal na ko ci diwaan bu Linguère daal na ci àddu ñu teewlu ay kàddu Aly Ngouille Ndiaye ci micro ki nga xam ne moom moo di Mamadou Moustapha Ndiaye. ñun maintenant conseil départemental dañuy li ñuy def mooy def ay. di sant waa Linguère ñi ñu defaat confiance pour la deuxième fois teg ñu ci bopp mairie bi préfet installé nañu léegi nii en tant que maire parce que kenn ku ne xam ne élection yi ñu passé moom bu fekkente ne gagné nga ca ngoon nga rek déjà yaay maire donc le 23 janvier 2022 bi ñu falee ba ca ngoon nga lañ xam ne fal nañu kon ñu sant ci yàlla bu baax sant ci encore waa Jolof di réitérer suñu engagement yàlla def na également wax dëgg yàlla conseil municipal bi nga xam ne bii moo fi ne am nañ ci yaakaar vu la qualité bi nga xam nit ñi nga xam ne ñoo ci nekk danañ ci ànd ak conseil municipal bi ba gën a soppi xarxanam bu Linguère ba tax Linguère nit ñi gën fee bëgg a ñëw gën fee bëgg a mën a investir gën fee mën a bëgg liggéey gën fee gën a bëgg a dëkk loolu mooy suñu coobare gannaaw bi nga xam ne bii aussi danañ saytu ba président de la république yokkal ñu taayu dëkk bi parce que kenn ku ne xam nañ léegi Linguère sës na d'abord ci liste yi la tàmbali woon liste bi dafa war a paritaire góor jigéen kenn ku ne déggoon na sax yenn coow yi amoon ci liste yi donc gannaaw bureau bi également gannaaw liste yi bureau bi aussi dafa war a paritaire maanaam bu fekkente ne maire bi góor la normalement man sama lecture parce que c'est vrai que lecture yi wuute na am na ñoo xam ne dañu ne premier adjoint mën na nekk à partir du premier adjoint la mais sama lecture mooy bureau bi la loi bi bind te bureau bi moom doo ci génne maire bi kon nag ñun yàlla def na fii maire am na 3 adjoints donc gannaaw maire bi góor la ñaari adjoint du jigéen lay am ak benn adjoint bu góor ñu tegaloo ci ordre boobu donc sant yàlla ba ñun dañ koy respecté. beneen maire daal dinay àddu kile di wuyoo ci turu Cheikh Alioune Badara Bey moom mooy maire wi nga xam ne nag moom la ñu tabb ca diwaan bu Diamaguène Sicap Mbao moom waxul wàllu parité waaye la mu àddu bokk na ci wàllu transparence mu mel ni nag lépp loo xamante ni da koy def ca gox woowee nag dina ànd ci ak leerte waaye tam fii ak juróom benni weer itam la mu xamle mu di dina gën a ñoŋal li nga xam ne nag moom la fekk ca gox woowee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mamadou Fall. waaw li ñu war a indi ci wàllu transparence mooy lu mel ni li ñu def tey parce que tey bi ñu falee premier acte bi ñu posé mooy suñu premier conseil municipal lañ doon def te premier conseil municipal boobu may nañu def ko en direct donc bëgg nañ lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu budget population yi xam ko lépp loo xam ne dafa jëm ci ay projets yu ñu prévoir population xam ko lépp lu ñuy planifier muy lu mel ne budget participatif nga xam ne dañuy njëkkee ci askan bi laaj leen seeni soxla wax leen alal ji ñu am nu mu toll ba pare wax leen ni ñu koy répartir bu ñu demee ba def planification opérationnelle boobu nga xam ne ci conseil municipal bi lañ koy def. wax nañ ni ci première transparence mooy première chambre bi à Diamaguène Sicap Mbao ce sera un cadre de concertation boo xam ne lépp luy sensibilité dafay nekk wax ba pare ñu doog a indi ci conseil municipal bi ñu càmbar ko doog a voter budget wax naa ni l'organe de décision c'est le conseil municipal. Moi je suis l'élu, je suis le maire mais je ne suis que l'exécutif local. Je ne peux pas exécuter au-delà ce qui a été prévu par le conseil municipal. Donc loolu ñu leeral ko que li may décider di ko doxal wala ma koy jëf du weesu li nga xam ne moom la conseil municipal bi doxal moom la dogal aw ma ay pouvoir yu weesu li nga xam ne moom la def donc loolu. Oumar Baba Ba moom mooy maire bu Guédé village ca diwaan bu Fouta la nekk kooke itam la mu xamle mu di dina am aw taxawaay woo xamante ni dina def kéem kattanam ba askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo seen ay jafe-jafe daal di leen di dëddu bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum courant woo xamante ni giñ na ni rek dootu leen sonal benn yoon ñu teewlay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. doléance dëkk yëpp soo xamee ni commune de Guédé village 42 villages la ak 127 hameaux dëkk bu nekk fii ci commune Guédé village dina am ndox parce que gis ngeen
gis ay charrette di yëpp pour sur 10 kilomètres di indi ay ndox pour nit pour ay nag loolu duutul am loolu laa engagé wu même suñu deful 100% on fera 95% incha allah. foo naa ci Sénégal yëpp ñun rek ñoo am commune bu am 4 cours d'eau donc dina baax pour adduction d'eau bi dina baax aussi pour mbay mi. parce que mbay mi gis nañu ñu bëri fii ay 20 ar 30 ar la ñu yore loolu soo fayee coût ndox bi ak hydraulique bi dara du la des électricité bi donc ñun lu ñuy bëgg a liggéey ak état bi ak SAID par exemple mooy kër bu nekk am hectare wala 50 hectares. mbokk yi jàpp leen ne ña nekk ca diwaan bu Jee ñoom ñooñee nag la ñu xamle mu di dafa mel ni rek gouvernement bu Sénégal day tënkamlu li nga xam ne nag moom moo di seen i ay bëgg-bëgg wala bokk mu daal di ci lettu ay dégguma ndax itam lu bëri loo xamante ni ñu ngi koy gis ci taax wi lott nañ ngi rek daal di ko fay am Bakary Konté xaali jàmmee ci reportage. nekk gox boo xamante ne mu ngi ci arrondissement bu Jiree ji ñoom nag dañuy enclavé wu loolu zone boobu sax ñi ne dafa mel ni gouvernement bi daf leen fàtte loolu nag ñi koy ñaawlu et pourtant bëri na fi loolu ay potentialité agricole Mohamed Lamine Diawara di maire di Jiree ji di ko ñaawlu bëgg nag nguur gi daal de saafaral seen i jafe-jafe. ñu ngi def ay jéego mais am na yu bëri yi nga xam ne ñun dañoo yaakaar ne surtout bu Jiree ji muy Bambali muy Bemme dañoo gis ni ñun. vraiment gisuñu trop nguur gi suñu wet ci wàllu tali ci wàllu courant ci wàllu ndox ñu yaakaar ne nguur gi war na mën a def effort pour que vraiment situation bi change ci Bujee bi loolu da nga koy gis da nga koy dégg ci population yi te ñun tam li nga xam ne daf ñuy métti la moo tax ñuy interpeller président de la République vraiment ñu xool Bujee ni ñu koy génnee ci situation bi Bujee nekk na gox bi nga xam ne man xawma Sénégal ban gox moo gën a développé en termes de ressources que Bujee mais malheureusement suñu enclavement day tax sax Sénégal mënul bénéficier région de Sédhiou mënul bénéficier économiquement ci ressources yi nga xam ne ñu ngi koy am. ci cérémonie installation équipe municipale bu bees bi sensibilité politique yi yëpp lañ daal di représenté ci biir bureau municipal bi. et que lu ñu soxal mooy développement wu commune bi loolu ñun bi ñuy def suñu investiture loolu signalement bi joxee nañ ko bu yàgg. parce que bi ñuy def investir xooluñu kii APR la jógee kii fële la jógee dañoo xool ay doomu dëkk yi ñi nga xam ne gis nañ seen njëriñ ci dëkk bi muy góor muy jigéen muy xale ñoom la ñu investir moo tax ñu yaakaar ne liste la bi nga xam ne war na mën a lu mu sóobu war na ko mën a réussir. population yi nekk fii ci diwaanu Bujee di xaar tem nguur gi daal di door travaux construction boucle di Bujee yoon boobu nga xamante ne foofu nag lañ daal di yóbbu seen produit yëpp ñu bëgg tam ci nu mu gën a gaawee ñi daal di indi courant ci village yi. association Vision 129 ay ndaw lañ yoo xamante ni nag seenam xarañteef doon na lu kenn dootul natable tax na itam fukki fan ak juróom ci aw cet-cetal li ko dooree Wakaam Ngor Yoof loolee la ñu daal di amal ngir rek waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di appeluk Seydina Limaamu Al Mahdi yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal ñu teewlu ko nga xam ne moom moo yoroon seen ak kaddu Mbay Thiaw Laay lay wuyoo Amadou Ba moo taataan ay kaddoom. dañuy waajal benn événement boo xamante ni àdduna gi yëpp xam ne événement boobu nan lay déroulé si dëkk bi muy wooteeb Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di appel bi Vision 129 nag am si taxawaay boo xamante ni wax sa dëgg na yàlla bu appel bi ñëw depuis 2007 ba tey lii la ñëpp a xamee mooy bu appel bi ñëw ni def avant première sasetal bi nga xamante ni dafay jàpp fukki fan ak juróom fii si dëkk bi ñu tàmbalee ko tey jii la 5 si jàmmalaay ñu war a jeexal jàmmalaay la 11 muy vendredi bii di ñëw incha allahu rabbi loolu la Vision 129 préparé bu nu fi jugee incha allahu rabbi samedi ba ñu dem sa Tongoor muy Tongoor Maam Alassane Diaw fas yéene jël RUR yëpp ba APEX du nu bàyyi fenn dernier weekend ba ñu dem kër xalifa bi ak ay rakam te si biir programme boobu incha allahu rabbi noonu la ñuy demee sa xuntu ba sa ngor sa gorob ba war nañ fa dem Vision 129 nettoyé ji fa bu ñu fi jugee tamit noonu la ñuy demee kër xalifa bi Cambérène ak jàmmalaayu Cambérène ndax foofu la ñuy ibbee woote bi fas yéene dem foofu tamit nettoyé ka Vision 129 nag mu ngi siy woo bépp julliti yàlla yëpp képp koo xamante ni yaa ngi si dëkk bi di nu setaan ak fu waay mën a nekk ndax tey ku ñëw si bis bi façon nit bu ne ñëw na ñii na nga jóge Mbuur ñii na nga jóge fu ne tey ñëw ngir barkeelu si liggéey bi ndax Seydina Limaamu du yonente bi yàlla bi dafa waxoon ne an nazaafatu minal iman mooy set si jaamu yàlla la bokk te ñun laayeen xam nañ ne ak set fii la bokk.
ñuy waaj bu baax a baax li nga xam ne moom moo di woote wi di appel bu Seydina Limamou Laye al Mahdi mbokki élément boobu la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Léa Soukeyna Ndiaye dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg ci xibaar yi 13h ak itam 19h30 fii ci télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.